هنيئا لإبراهيم لاغ هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen taalibe Baay fu ngeen mën fi nekk di leen wax ne ñun ak yéen dañoo ànd war a liggéey loo xam ne luñ bëgg a defar suñu bopp duñ ci yaakaar kenn comme lu mel ni fond bi def ak yu bëree bëri surtout àggali école bi loolu yëpp dafay dellu ci li nga xam ne suñuy bëgg-bëgg yi ñu bëgg a def pour suñu pays yi ñu bëgg a def pour taalibe yi ñu bëgg a def pour Baay yëpp bu boobaa dinañ ko def te duñ ci sonn te amul looy def di ko def ci sa yoonu sëriñ ngir yàlla te yàlla du la delloo lu ëpp loolu mu dem sikk maa ngi leen di woo yéen yëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi ndigalal Baay la ndigalal Baay la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci Baay maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baay yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond bi su ko defee yokk googu nag feeñu waayam yi bëri nañ am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bi ci la bokk sëriñ si gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk ak itam yeneen ñuy gént ci tribune beeg baye beeg yooyu yëpp am na ñuy gént yoo xam ne bëgg nañ ko defaraat te dañ koy defaraat ci kaw xam-xam ci defar boo xam ne bu ànd ak jamono la bu dëppook jamono la loolu yëpp fond bi moo ko bëgg a def donc bon dimbalanteeg fond bi mooy yaa ngi dimbale sa bopp mais yaa ngi dimbale doomu adama itam doomu adama ci kanam yaa ngi koy dimbale donc dañoo bëgg xaalis bon il faut ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax du man maa ko wax sax waaye Baay moo ko wax moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mun ngeen koo am te lii ci la bokk ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñu ngi ànd ak yéen lu ngeen gis ne man war naa koo taxawee comme xalifa bu ngeen ci dellu gannaaw wax leen ma ko danaa ko taxawee ak yéen yal na yàlla barkeel fond bi yokk ko xaalis may ko xaalis bu bëree bëri ba ñu bëgg a def yëpp mu def ko. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar. fas yéene waxtaan ak yéen ci mbirum fond Médina Baye dama xamul ndax président da may may ma wax ko ci français wala ma wax ko ci wolof les deux ñu def ko ci ñaar yëpp waaw kon nag permettez-moi au nom du président du conseil de fondation Excellence ambassadeur Babacar Carlos Mbaye de prononcer un mot ou en tout cas de vous délivrer un message sur le fonds Médina Baye, communément appelé Fondation Fonds Médina Baye. Messieurs les présidents de commission scientifique et des conférences, cher Serigne Aliou Niass et cher Ahmed Boukar Omar Niang, monsieur le président de séance, monsieur le modérateur, auguste invité à cette troisième édition du symposium du Gamou international de Médina Baye, c'est avec un plaisir, un réel plaisir, qu'il me choisit de participer et de délivrer une contribution au symposium du Maoulid sur le thème Fonds Médina Baye, un cadre de conception, de financement et d'accompagnement des grands projets et des institutions
de la Fayda Tijaniya, Ibrahimia. Parler du fonds Médina Baye, c'est rappeler l'historique, bien entendu, son évolution contemporaine, ses objectifs et missions, sans oublier ses réalisations et perspectives dans la conception, la réalisation et l'appui des grands projets et initiatives de la Fayda Tijaniya. Pour ce qui est de la genèse du fonds, foofu damay wax ci wolof ba pare door koo dënk ci tubaab maanaam naka la fonds bi juddoo naka la juddoo pour ñi ko xamul ñu leen di fàttali rek ne fonds bi maanaam Baye ci boppam moo ko sos te mu ngi ko sos 1972 am na ñoo xamante ne tey boo xoolee ci document wu fonds bi am na ay reçu maanaam ñoo xam ne joxe woon nañ seen xaalis Baye bindal leen reçu seen tur yaa ngi ci te loolu ñun am nañ ci ay document am nañ ci archive kon Baye moo ko taxawal bi mu ko taxawalee it ba pare xalifaam yi ku ci nekk jéem nga ci jéego ku ci nekk def nga ca béy nga ci sa waar mu ngi commencé ci El Hadj Ablaye Papa As kooku 97 la woon ci la commencé ñu teg ci Papa Dame 2004 ñu teg ci Papa Cheikh Tidiane 2019 moom nag moo ci bi mu fi nekkee 2019 vraiment ci la fonds bi taxaw ci anam bi mu nekkee léegi ci anam biñ ko xamee nii kon loolu foog ñu wax ko ci wolof ba pare door koo mën a tënk ci français. Pour ce qui concerne la genèse, le fonds Médina Baye est une initiative du vénéré Cheikh al-Islam qu'il a créé en 1972. L'objectif était de doter Médina Baye d'une entité autonome dotée de moyens financiers, de moyens plutôt, pour financer les initiatives et projets de Médina Baye. La réalisation de cet objectif a été un leitmotiv pour les différents khalifes qui lui ont succédé. En 1997, le khalife Cheikh El Hadj Abdoulaye Ibrahima Niass a commandité des études afin de réaliser ce projet de fonds à travers une fondation. En 2004, le khalife Cheikh Ahmed Dame Ibrahima Niass a entamé les démarches administratives pour la création de la fondation. Le 11 février 2019, le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass a écrit une lettre pour la mise en place de la vision de Cheikh al-Islam et El Hadj Ibrahima Niass consistant à la création d'une entité autonome dédiée au financement des projets de Médina Baye. Le 17 février 2019, à Médina Baye est organisé sous la présidence du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass, en présence de ses frères et sœurs et des disciples, la réunion de lancement de la première levée de fonds qui a amorcé le fonds Médina Baye, d'où l'occasion de lui rendre un hommage mérité pour avoir concrétisé ce vœu du Cheikh al-Islam. Là aussi, il faut ajouter quelque chose. Lorsqu'il a lancé cette levée de fonds, Cheikh Mahi Cissé a demandé aux talibés, à 1000 talibés, d'apporter 1 million chacun pour que cela fasse 1 milliard. Madame, bi Papa Cheikh taxawalee fonds bi ba pare, Cheikh Mahi dafa woote ne lim bëggu mooy talibé bu nekk joxe 1 million, jaanam junniy talibé buñ joxe ku ci nekk 1 million milliard la. mën nañ wax ne àgguguñ ci milliard bi waaye jege nañ ko àgguguñ ci waaye jege nañ ko
lan mooy mission wu Fonds Médina Baye mission bi mooy maanaam lépp loo xamante ne pays bi mu ngi koy sumb fonds bi taxawu ko bu ko mënee financer lépp mu financer ko su ko mënul it mu def ca la mën waaye loolu mooy mission principale u fonds bi maanaam lépp loo xamante ne initiative la maanaam projet la boo xam ne ci pays bi la jóge te xalif bi gërëm ko waa Kër Baye gërëm ko gërëm projet boobu loolu fonds bi daf cee war a taxaw te loolu mooy wane ne domaine d'intervention yi maanaam ci lan la ñuy yëngu ci li ñuy yëngu mu ngi ci lu jëm ci njàng ak njàngale lépp loo xamante ne mu ngi ci jëm ci mbirum wér-gu-yaram mbirum dimbalante ci àddina développement ak infrastructure. Donc la mission est de concevoir et d'apporter une assistance technique et financière pour la bonne réalisation des initiatives et des projets en adéquation avec la vision de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass. Les domaines d'intervention, l'éducation, la formation, la santé, le social, le développement, les infrastructures et l'utilité publique. Réalisation, lan lañ fi defagum. Institut islamique bi ngeen xam ci maanaam dem tudd Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass mooy école arabe bi nekk Sam bi fond bi taxawee rek sëñ Maay Niass dafa indi dossier boobu nekkagul xalif dafa indi dossier ne dafa am benn bâtiment boo xamante ne mu ngi fii bañ ko commencé ba léegi bâtiment bi mënul fexe ba weesu fondation bu sañoon fond bi àggal def liggéey ko ba mu ko indee moom lañ njëkk a saytu ci projet te moom lañ njëkk a liggéey ci projet boo demee bâtiment bi nga xamante ne juróom-ñeenti classe la classe bu nekk war a mën a def lu wër juróom fukki nit wala lu ko ëpp mu ngi taxaw mu ngi foofu noonu. ñu teg ci Covid bi ñëw bi Covid bi ñëwee Papa Cheikh taseeg mu jógee Maroc mu ne comme dañoo confiné nit ñi waa dëkk bi sonn nañ xool nu ñu leen dimbalee ci la ñu taxaw jënd lu mët ci 100 ak ñaar fukki tonu ceeb séddale ko jënd ay saabu ay gel ay lu jëm ci maanaam loo xam ne dina mën a aar nit ñi ci mbas séddale ko tasaare ko ci daara yi ci jumaa ji ci kër yi ak fépp dimbale nañ ci sax ba dimbale jàngu bi ak kër diine yi fi nekk yëpp ba Touba Ndorong ak fépp jox nañ leen ci. fonds bi nga xamante ne président taxawaloon na ko tamit dugal nañ ca ñu dugal ca fukki millions. loolu mooy li jiitu bâtiment boobu noonu tey boo koy xool mu ñu dikk ñun lu war a mët ci juróom-benn fukk millions 60 millions. ñu teg ci ñu ne am na ay ñu war a jàppale ci mbirum maanaam loo xamante ne mbirum wér-gu-yaram la ñu def ko loo xamante ne fonds de solidarité la tamit ñu def ko loo xamante ne ci kii bi la jëm ci maanaam toujours ci Covid bi ñu def ko bi ci topp mooy maison d'archive bi dañu fekk xale yi sumb bu rëy mooy maanaam kër gi ngeen di gis ñu def ko ci néegu baay bi te mu war a denc téere baay yi ñu tuddee ko bibliothèque ñii di koy ooyee maison d'archive Papa Cheikh ba mu ñëwee daf ne dafa bëgg fond bi mu àggali ko ñu ngi ci bu ngeen gisee bâtiment bi xam ne sori na fi mu toll nii koo gis xam ne sori na néegu baay bi tam dañ xalif bi daf ñoo woot ci fan yële ne bu sañoon ñu taxaw ci parce que néeg bi fi mu ne dafa am mu ngi waaj a daanu fond bi taxaw na ci. waaw tool baay
mooy maanaam lii xalif bi woote rek dugal nañ ci loxo waaw tarim alxuraan mi am na bu Sénico bi ñu tuddee woon Baye fond bi moo joxe ndimbal lañ fa yóbbu tarim alxuraanu Médina Baye bi tamit fond bi tamit dugal na ca loxoom lu takku projet bi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmed Boucar yor maanaam ci mbidum fayda bi ci histoire bi tamit fond bi dugal na ci loxoom ci lu bëri jumaa ji tamit bërki démb rek woon nañ ñu fond bi tam dugal na ci loxoom kon loolu mooy wane njëriñu fond bi lan lañ war a def mooy su ngeen xoolee li ñu jot a dépensé bëri na te li dugg bëreegul maa ngi leen di wax ne leen milliard bañ soxla woon rek amaguñ ko te dañ ne woon buñ amee ñaari at ba ñetti at lu mu bon war nañ dem ba war a mun a am 5 milliards kon nag taalibe yi ñu ngi leen di woo ci fond bi te xam ne fond bi seen fond la te fond bi njëriñal pays bi la te fond bi Baay lay liggéeyal kon nag ñu ngi leen ci woo ndax li nga xamante ne moo nekk ci suñ kanam bëri na liñ ñuy sas liñ teg ci suñ ndodd bi bëri na te fond bi du kenn ku dul taalibe yi kon nag taalibe yi ñu ngi leen di ñaaxaat ngeen gën a góorgóorlu ñu gën a góorgóorlu pour dugal suñ loxo ci fond bi wasalaam. ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbal lu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ca bu leen ca kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yëpp ci diaspora bi ngi defar un appel solennel di wax ne fond bi bu doon réhabilité néeg Baay Ñas bii rek jar na lépp lu nit mën mu def ko ci maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354 95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara yéen di ngeen di wax money make the money voilà donc dañoo bëgg xaalis bon il faut ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man naa leen ko wax du man maa ko wax sax waaye Baye moo ko wax moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mun ngeen ko am te lii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina